salaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre convention des médias de la Fayda ñu ngi fii ci Medina Baye nekk fii si buntu résidence El Hadji Ibrahima Niass fii si Medina jàkkaarloog jumaa ji fii si esplanade bu Medina Baye ñu ànd gan bu mag goo xam ne mu fi amal visite officielle bàyyeekoo fële nga xam ne moom mooy Cameroun gannaaw bu mu fa bàyyeekoo ñëw war fi amal visite nemmeeku ak ziare al xalifa xaadimul umma Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ak njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass gi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Medina saafonteeg taalibe yi gannaaw bi mu wàccee ci aéroport international Blaise Diagne bu Dakar keroog ci alxames gi yegg si fii ci Medina ñu ganale ko teetu gu mag moom ci boppam julli na juma Medina ci teewaayu xalifa bi al imam ak imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Aliou Cissé ci njiitalu ki nga xam ne mooy imam Cheikh Mouhamadoul Mahi Seydi Aliou Cissé mi nga xam ne mooy porte-parole xadara bi tey jii mu war a amal visite boo xam ne mu ko war a amal fii nga xam ne moom mooy Taïba Niassène ak Kossy ñuy waaj a départ fii ci nga xam ne mooy résidence royale El Hadji Ibrahima Niass fii ci Medina Baye ne suuti buur bi génni ñu ànd ak délégation mag ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ko accueillir ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi Cheikh Mouhamadou Khoureychi Cheikh Ibrahima Niass jiital ko muy Cheikh Aboubacar Ibn Hadji Abdoulahi Niass al Khalifa ci kanam ne suuti ñu dem fi nga xam ne moom mooy Taïba Niassène ak fi nga xam ne mooy Kossy. Madinatu mahil kufri wal aari war rijsi مدى الدهر فيها قرة العين والنفس تذكرتها والحال أني مخيم بباريس أنحوها فيمحى بها رجسي alhamdulilah comme ni nga ko waxoon léegi si gannaaw ki nga xam ne moom mooy buur bi di Mouhamed Nabil bi nga xam ne moom mooy roi des Bamoun fee nga xam ne moom mooy Cameroun nekk si ouest de Cameroun moom mooy agsi nii gannaaw bi nga xamee ne mu ngi dal fii nga xam ne mooy résidence El Hadji Ibrahima Niass fii ci Medina Baye ñu ngi wàcc pour war a dem fii nga xam ne moom mooy Taïba Niassène ak Kossy. arani idha ma jitu taybata zairan يقربني قربا يتم به ينسي أكرم خلق الله mi nga xam ne mooy doomu al xalifa Haji Mohamed Dam mu nga xam ne mu ngi nii di ñëw ànd ak buur baa ngi ne di ñëw ci biir ngeen gis ko mu ànd ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Aboubacar ibnul al xalifa Haji Abdoulaye Niass mu ngi ñëw moom aussi mu ngi nii di ñëw fas yéene dox comme niñ ko waxee léegi ci gannaaw fas yéene génni balaa moo dem fi nga xam ne moom mooy Kossy ak Taïba Niassène war a dem ziara fi nga xam ne moom mooy néegu Mawlana Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass fii ci këram gi ci Medina galaa moo jéegaat ci oto yi war a dem fi nga xam ne moom mooy Taïba Niassène ak Kossy ki nga gis muy génn si nii mooy Cheikh Aboubacar Ibnul Hadj Abdoulahi Niass al Khalifa buur bi mu ngi waajal noonu pour génn si bu génn see rek ne suuti ñu dem def li nga xam ne moom mooy ziar bi si néegi Mawlana Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass madama tara li zawrin xala min kulli maanan wa min hissi buur bi mu ngi noonu di génn si moom ngeen di gis ni ci image yi ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu dar ko teer woon ko tamit fii ci Medina àndoon ak délégation mu mag mooy ñi nga xam ne ñoom la àndal mu ngi noonu di ñëw buur bi ànd ak mbooloo mu takku moom nag buñ fàttaloo moom mooy 20e sultan li nga xam ne mooy les Bamoun nekk ci ouest Cameroun moom buur bi mu ngi noonu di ñëw ànd ak délégation mu mag nee na pour dem ziar yi Mawlana Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass ci néegam dafa fas yéene dox oto yi dem jiitu xaar ko ci kanam bu ko defee bu àggee ziara néegu Mawlana Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass ba pare doog a yéeg ci oto yi fas yéene dem fii nga xam ne moom mooy Taïba Niassène ak Kossy ngeen koy suivre en direct sur les médias de la Hadara moom mooy la convention des médias de la Hadara ñoom leen di dégtal li nga xam ne mooy les images exclusives yi nga xam ne moom mooy nganu buur bi fii nga xam ne moom mooy Medina Baye buur bi amal ngan depuis barki démb alxames démb mu julli juma fi nga xam ne moom mooy Medina ci teewaay al xalifa xaadimul umma Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ànd seeg al imaamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Aliou Cissé gannaaw loolu mu teewee li nga xam ne mooy xadratu juma ak wasifa bi tey jii mu fas yéene def ziyaara fi nga xam ne moom mooy
Kossy ak Taïba Niassène laataa loolu mu ngi nii fas yéene du dem agsi fii nga xam ne mooy buntu këram Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fii ci Medina. buur baa ngi noonu du agsi ànd ak délégation bu mag a mag a mag ñu gis ki nga xam ne mooy Barham Seck bokk ci délégation bi ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Aboubacar ibnu Haj Abdoulahi Niass ànd ak ki nga xam ne moo Cheikh Sidi Aliou ibnu Haj Ahmadou buur baa ngi noonu di agsi buur baa ngi noonu di agsi ñu teewlu ki nga xam ne mooy xaar buñ dugg ci biir sëriñ bi dina ko defal li nga xam ne moom mooy bref résumé ci li nga xam ne moom moo xew ak li nga xam ne fii nga xam ne mooy bërëb biñ jëm moom Haj Aboubacar bisimilah buur bi agsi na fi nga xam ne mooy néegu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass mu ngi noonu di dugg si moom buur bi ngeen koy gis moom buur bi mu ngi noonu di agsi fi nga xam ne mooy néegu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fii ci Medina mu ngi dugg si moom El Hadj Mouhamed Nabil ngi ni agsi na ànd ak Cheikh Aboubacar. Et c'est là qu'il recevait pratiquement toutes les autorités, les chefs d'État, les rois, les souverains, les émirs, les grands éléments de ce monde, du monde islamique, comme le Cheikh Al-Azhar, Cheikh Abdelhamid, et toutes les grandes autorités, que ce soit les chefs d'État du Nigeria, de tous les pays. Il les recevait ici. C'est là où il a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Donc, vous avez sa bibliothèque. Souvent, il y avait une porte qui menait, qui avait une porte aussi qui donnait dans sa petite cour, là aussi. Il enseignait nos parents au tout début, avant que ça devienne fermé. On ouvre cette partie-là où il faisait le tafsir. Les Bouloud, c'était sur la tribune de devant. Peut-être demain, on aura l'occasion de les visiter, Inch'Allah. Mais ça, c'était sa bibliothèque et toutes ces petits qu'on a laissés comme ça, intacts depuis. Donc, et comme on dit souvent, le Wali, là où il est né, comme on va le visiter tout à l'heure à Taïba, et là où il a rendu l'âme, et là où il est enterré, tout ça, ce sont des lieux de bénédiction où on peut faire des doigts. Donc, on va formuler tout à l'heure les doigts pour vous, pour votre règne, pour votre souveraineté, et pour votre royaume, votre communauté, votre peuple, et pour tout le pays du Cameroun, Inch'Allah. Mais là où il vivait et respirait, on dit qu'un wali également, là où il descend et fait respire, ne serait-ce qu'une seule fois, on soulève toutes sortes de balas pendant une durée de 70 ans. Donc 70 ans ou 110 000 ans, ça n'est pas. Juste qu'il respire seulement, il y a déjà toutes sortes de bénéfices. Donc on va formuler, on se dirige vers la Qibla et on fait Surat al-Ikhlas. Machallah. 10 fois à l'intention, à Hadiyatan pour faire Inch'Allah, et faire le juillet, vous formuler l'intention de tous vos vœux. Inch'Allah, les exercices. macha allah kon ñu teewlu ñaan gi mu ngi noonu di nga xam ne mooy buur bi di ziar néegi Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ki nga doon dëgg muy àdduna néegi mooy Cheikh Aboubacar ibnu al Khalifa al Hadj Abdoulahi Niass ibnu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fii ci néegi Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass yéen ñiy teewlu yëpp ngeen wax amin buur bi ñëw na ànd ak mbooloo mi nga xam ne mooy délégation bi mu àndal bàyyi ko fi nga xam ne moom mooy Cameroun dara yëkkatiku nag lu dul ñëw ziare Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ak njabootam saafwante ak ñoom tàmbalee ci alxames gi war a jeex incha allahu rabi le 12 mooy suba waaye tey jii muy nganal mi spécial boo xam ne daf ko jagleel dem fi nga xam ne moom mooy Taïba Niassène bërëb bi nga xam ne moom la Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass gane àddina ak fi nga xam ne moom mooy Kossy mi nga xam ne war na fa dem tamit ziyaari ko laata loolu nag tàmbali na ziyaaram fii ci Medina ci néegu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu wax amin ci ñaan yi nga xam ne ñu ngi fi ñaan yëpp amin yaa rabbi gannaaw loolu buur bu pare ñaan gi incha allah délégation bi dina ñëw dugg ci oto yi départ ànd ak li nga xam ne mooy motard bu gendarmerie nationale fas yéene escorté dem fee nga xam ne moom mooy Taïba Niassène ak Kossy ñu teewlu ñaan gi amin آمين آمين يا رب آمين يا رب
amiin yaa rabbi 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 amiin amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. Là-bas, c'est Yacoub Gowon qui avait rendu visite jusqu'ici, l'ancien président de la République fédérale du Nigeria. Ça, c'est une distinction. Là-bas, c'est une distinction ici qu'il a reçue du président l'ordre de mérite. Et il y avait les distinctions du royaume du Maroc également. Là, c'était son miroir. Vous pouvez vous placer devant ça. Ce sera une bénédiction pour vous. mu ngi noonu ci seetu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass bi nga xam ne moo nekk ci néegam fii bàyyi doon taxaw gannaaw bu di waree waajal pour génni mu ngi noonu bu bàyyi noonu xool na boppam seetu mu ngi xoolaat li nga xam ne moom mooy ñëw ziare li nga xam ne mooy lal bi lalu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fii ci Medina teg na si ay loxoom ñëw ngir barkeeloo ko. lii moom mu ngi noonu lu extraordinaire la buur bu bàyyee ko fële loolu ci bàyyi rek lañ ko gisee macha allah ñu ngeen ni dem fas yéene dem fi nga xam ne moom mooy tey bañ a seen ak kuus yi ak ki nga xam ne mooy Cheikh Seydi Ali Ibnul al Khalifa Haj Ahmad mu ngi noonu ànd ak délégation bi ki nga xam ne moo doon détaillé ki nga xam ne mooy buur bi mooy Cheikh Aboubacar Seydi ñu ngi lay ziar. Merci beaucoup Sall Baye ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu mboolem internet ñi ñuy déglu tey dañu fi am gan gu màgg barki démb ba léegi mi ngi fi mu ñëwoon fii wax dëgg yàlla am ziare si sëriñam Mawlana Cheikh l'Islam Hadj Ibrahima Niass wàcc na Dakar am fa ñaari fan gis autorités yi nekk foofu ambassadeur bi ci boobu moo ko tertu yaakaar naa gis na président de la République kon kii nekk na buur boo xam ne buur bu mag la parce que nee nañ papam sénateur la woon mais il est tout jeune. te moom wax na ci làmmiñam démb ci kër sëriñ bi ne jël na tariqa tijaan te bëgg na xam li nit ñi di xam fii te ku gis comportement bi mu duggee néeg Baye na nga xam ne kii am na lu mu bëgg donc Medina nag du dëñ mukk di am ay visiteurs yu mel nii ndax Baye moom mooy international te fépp fu mu jaar rek marqué na fa trace am te képp ku ko xam rek boo ñëwee fii da nga xam ne dugg nga ci dëgg bu sell sànq rek bi ñuy ñëw mi ngi naan Babacar dëkk bi de man tàngoor bi ñuy wax man gisuma ko fi waaw te wax dëgg yàlla fii nag war naa fay aménager dara donc loolu dafay wane cofeelam ci xadara bi cofeelam ci sëriñ bi te wax na démb ne bi sëriñ bi demee foofu ci moom bi mu duggee ak moom ci biir néeg bi mu ne sëriñ bi am na ay baat yu mu ko wax mooy xalifa bi mu répété ko nee na bi mu ko répété li mu yëg noonu loolu la fi jël si donc mu nekk visite bu am solo ñu ngi nii war a dem Kossy war a dem Taïba incha allah yóbbu ko fépp foo xam ne rek ci kii fépp foo xam ne rek ci place yi faydu bi la dara fa dem. mu ngi présenté li nga xam ne mooy fi muy taf. waaw fii mooy fi nga xam ne fii la bàyyi daan tafsir alquran mi ngi nii Babacar di ko présenté fii nag fii la lépp xewee moom fii la lépp xewee. waaw néeg bu boo ci duggee 4 mètres carrés la te sëriñ bi recevoir na fi ku nekk ci àddina ku nekk rek ci àddina taxaw na fi. imaam di barkeelu sax ci fauteuil bi ak lal bi ñu tamit taxaw seetu baay bi seetu. wallaay imaam Cheikh daf daan wax bi ñuy ubbi jumaa ji biñ tiitee ci mbooloo mi war a ñëw. mun nañu bu leen jaaxle ndax néeg baay bi boo demee ba gis ni mu mel ak ni mu yem buñ la daan wax ñaata nit la fi dajee doo ko gëm. donc baay mi daan yaatal néegam bi ba ñëpp xaj ci dana yaatal dëkk bi ba ñëpp xaj ci. lii la ñu imaam waxoon bi ñuy tijji jumaa ji te loolu effectivement moom la buur bi remarqué fii nii. jërëjëf Niass kooku mooy Cheikh Seydi Aliou Ibnul Hadj Ahmadou buur bi mu ngi noonu di yéeg fii nga xam ne moom mooy oto bi fas yéene dem fii nga xam ne moom mooy Kossy ak Taïba Niassène ngeen ko suivre en exclusivité sur les médias de la Hadra. asalaamaaleykum mbokki internet yi nga xam ñu ngi suivre fu ngeen mën a ci àddina bi ñu ngi fii nga xam ne mooy Medina Baye fas yéene dem ci nga xam ne moom mooy Kossy ak Taïba Niassène ki nga xam ne moom lañ àndal mooy buur bu mag bi nga xam ne moom mooy le roi des Bamoun nekk fële ci West Cameroun moom El Hadji Mohamed Nabil
moom la ñu àndal mu far yéene fee def visite officielle boo xam ne mu ngi ko jëleel xadra bi ci bopp bi la ki nga xam ne mooy alxalifa xaadimul umma Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ànd ceeg mbokkam yëpp ak kii al imaamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Aliou Cissé mboolem mbokki taalibe yi ñëwoon teertu ko barki démb ci alxames gi bañ ko xaaree fële ci aéroport ak tous les honneurs ñëw bu fulee li nga xam ne moom mooy solu Sénégal ki nga xam ne mooy ambassadeur bu Cameroun sax teewoon na li nga xam ne moom mooy teertu bi gannaaw loolu moom bàyyeekoo na aéroport muy AIBD aéroport international Blaise Diagne ñëw fii nga xam ne moom mooy Médina waa Médina génni gàttandu ko ànd ak xalifa xaadimul umma Mawlana Cheikh Mouhamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass moom buur bi tey nag mu def li nga xam ne moom mooy visite officielle ak li nga xam ne moom mooy ñaan fas yéene ko dem def fee nga xam ne moom mooy Kossy ak Taïba Niassène laata loolu moom buur bi jaar na fii nga xam ne moom mooy néegu Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass def ziaram toog dem fii nga xam ne moom mooy Taïba Niassène ak Kossy fas yéene jël li nga xam ne moom mooy sorti xam ne moom moo jëm ci nga xam ne moom mooy pont Serigne Bassirou Mbacké communément appelé pont Noiro mooy tolloog fii nga xam ne moom mooy sortie bu Kaolack bi nga xam ne moo jëm yoonu Taïba Niassène ak Kossy ànd ak motard bu gendarmerie nationale génn nañ Kaolack ñu ngi tolloog fii nga xam ne moom mooy pont Serigne Bassirou Mbacké communément appelé pont Noiro délégation bi nga xam ne ñooy gunge buur bi fas yéene dem fi nga xam ne moom mooy Kossy ak Taïba Niassène ba léegi ñu leen di fàttali ñi ko proposé mooy Cheikh Aboubacar ibnu Haj Abdoulaye ibnu Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass al Khalifa mi nga xam ne moom moo ànd ak buur bi nekk ci otoom ba léegi ñu ngi ànd ak tamit ki nga xam ne mooy Cheikh Seydi Aliou ibnu Cheikh Ahmedou ibnu Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass moom it al Khalifa di ànd ak ki nga xam ne moom mooy le protocole bokk ci cabinet xalif bi di Cheikh Barham Seck moom aussi mu ngi nii ci convoi bi ñu ànd ak délégation bu mag boo xam ne ñu ngi ànd ak ay compatriotes buur bi nga xam ne ñoom ñu ngi cosaanoo ci Cameroun ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ba léegi fas yéene dem fii nga xam ne moom mooy ziyaare ji Kossy ak Taïba Niassène ñu dem ànd ak ba léegi ki nga xam ne mooy convoi bu mag ne ki ko jiite moom mooy motard bu gendarmerie nationale moom mooy Kossy njëkkee fa doog a dem fi nga xam ne mooy Taïba Niassène délégation bi ñu ngi ànd ak moom ba tey moom buur bi fas yéene dem fi nga xam ne Kossy ziare doog a dem fa nga xam ne moom mooy Taïba ngeen gis li nga xam ne moom mooy escorte bu rafet bi nga xam ne moom mooy motard bu gendarmerie nationale di def toll fii nga xam ne moom mooy les salins du Sine Saloum fas yéene jël yoonu bi nga xam ne moom mooy yoonu Touba Sanoxo après doog a yeggi fi nga xam ne moom mooy jàddeekaay bi nga xam ne moo ñu yóbbu fi nga xam ne mooy Kossy ba léegi ñu ngi ci woon bi incha allah ci kanam ne tuuti rek ñu woon leen li nga xam ne mooy jàddeekaay Kossy bi ak bu ñu àgg Kossy incha allah. alayka salaatullahi thumma salaamuhu. alhamdulilah ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Kossy ci njiital ki nga xam ne mooy. ki nga xam ne mooy njiit ci ndital Cheikh Ibrahim ibn Cheikh Mouhamadou Mamoun ñu gën ko xam ci Cheikh Baye Mamoun mobilisé na ñi nga xam ne ñoo ndaw Kossy ñuy teertu ki nga xam ne moom mooy buur bi ci buntu bi nag daje nañoo ak ay xale yoo xam ne dañoo yëg ay fas doon teertu buur bi ànd ak ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi nekk ci dëkk bi ñu ngi dugg si fii nga xam ne moom mooy Kossy ñu tolloog daanaka fi nga xam ne moom la ñuy woowee Bustaanul Arifina fi nga xam ne moom mooy Kër fii nga xam ne fii la ñu bare ci topp faydu bi àggee ci yàlla fii ci Kossy ñu ngi nii ngeen gis ñaari xale yu góor yoo xam ne ñu ngi war ay
fas yéene teertu buur bi teertu ko toll fii nga xam ne mooy Bustaanul Arifin nekk ci ginnaaw kër Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fii ci Kossy ñu tolloog fii nga xam ne moom mooy kër Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ak juma ji nga xam ne moom moo dend ak kër gi ngeen dégg noonu ci rajo yi ay alquran di jib ñu ngi jàdd demale fii nga xam ne mooy buntu kër Baay ñu fekk fii mbooloo mi nga xam ne ñu ngi ci biir di xaar ki nga xam ne moom mooy buur bi dajjalan yahudi wa tuhlikan ibanan xam ne moom mooy Kossy yi gannaaw bi nga xam ne bàyyeeko nañ feen Medina xaadimul Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima mooy Cheikh Baye Mamoun moom ngeen gisoon muy ñëw di gàttandu si ki nga xam ne mooy buur bi moom Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Mouhamadul Mamoun mi nga xam ne moo nekk fii ci Kossy yi ànd ak mbooloo mu takku ñëw fii ci kër Baye mu ngi noonu di saafonte ak waa Medina kii di Cheikh Seydi Alioune ak délégation bi nga xam ne ñoom dañu àndal ñu ngi nii ki nga xam ne mooy Cheikh Aboubacar ibnul Hadj Abdoulahi ibnu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass di saafonte ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Mouhamadul Mamoun gannaaw bi nga xam ne agsi nañ ñuy xaarandi ki nga xam ne moom mooy buur bi mu wàcc agsi fii nga xam ne moom mooy Kossy fii ci kër Baye ngeen dëgg ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Mouhamadul Mamoun ñoonu di zikar ñu teewlu tuuti zikar الله لا لا 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 الله لا ki nga xam ne moom mooy buur bi mu ngi noonu di wàcc ci oto bi nga xam ne mooy le 20e sultan de Bamou fii nga xam ne moom mooy Kossy Cheikh Ibrahim Niass moom buur bi mu ngi noonu di wàcc oto bi fas yéene dugg fii nga xam ne mooy kër Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fii ci Kossy mu ngi noonu di saafante ki nga xam ne Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Mouhamadoul Mamoun ki nga xam ne mooy Cheikh Aboubacar di ko présenté moom buur bi agsi na fii nga xam ne moom mooy Kossy ngeen dégg si kes nga xam ne moom mooy taalibe yi ñi ngi mel ni ñu ngi noonu buur bi nga xam ne mu ngi dugg si fii ci kër gi fii ci Kossy ngeen gis buur bi mu ngi noonu di dugg si fii ci Kossy moom buur bu Bamou moom mooy Cheikh Ibrahim ibn Cheikh Mamoun mu ngi ànd ak moom. Bismillahi rahmani rahim. Excellence, nous sommes ici à Kossy, accompagnés de Cheikh Aboubacar ibn al-Hajj Abdullah, Sayyid Cheikh Ibrahim ibn Cheikh Mohamed al-Khourachi, Sayyid al-Khalil ibn al-Hajj Abdullah et toute la délégation qui vous accompagne depuis le Cameroun. Nous sommes ici devant Cheikh Ibrahim ibn Cheikh Mohamed al-Mamoun, Khadim al-Hadra Ibrahimia. Lui, c'est un petit-fils de Cheikh Ibrahim, mais il réside ici à Kossy. On va donner la parole à Cheikh Aboubacar. Il va dire l'importance de votre visite ici au Sénégal et particulièrement à Médina. Et après, on va vous donner la parole. Et après, on va donner la parole à Cheikh Ibrahim, Cheikh Mouhamadoul Mamoun. Il va vous formuler des prières et il va vous dire l'importance de cette ville. Qu'est-ce que cette ville représente pour le Faïda? Il va vous expliquer tout. Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup. والصلاة والسلام على أفضل المخلوقات منبع الفيوضات ومركز التجليات سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر وبعد فضيلة الشيخ الإمام الجليل شيخ إبراهيم سمي جده ابن الشيخ محمد المامون بن الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله بن سيد محمد أسامي لم تزده معرفة وإنما لذة سردناها. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباب، نحييكم جميعا بتحية الإسلام وهي السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها نحن وافدنا في هذه البقاع الطيبة العريقة بلدة الشيخ مولانا رضي الله عنه الشيخ إبراهيم منبع الفيضة التيجانية وهي كوسي. ونحن مع صاحب الجلالة أمير المؤمنين الحاج محمد نبيل مفرنفو بوجويا ملك بلدة البامون الذي قام بهذه الزيارة إلى مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، أي إلى خليفته الشيخ محمد الماحي إبراهيم يس، وأبى إلا أن يزور كل مآثر وآثار مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، بدءا بكوسي منبع الفائدة كما قلت الآن. وأمامنا ومعه وفد كبير مكون من تقريبا 20 شخص، ومعه بعض العلماء والأئمة وأصحاب وبعض مقربيه ومعاونيه في قصر الملكي في قصر البامون. وهو واحد منا الذي يؤيد وينصر الطريقة التيجانية منذ وصوله إلى العرش الملكي هناك في بلدة مامون، كما كان آباؤه وأجداده على عهد. وهذه الزيارة ليس بصدفة إلا أتاه لتجديد العهد مع الذي كان يربطه أجداده وآباؤه مع مولانا الشيخ الإسلام وسعادة الأنام صاحب الفائدة التيجاني، حيث التقى جده والشيخ إبراهيم مع الشيخ إبراهيم في المملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج عام 1962 أمام الملك السعودي الملك فيصل بن عبد العزيز. ربما لا أطيل عليكم كثيرا باللغة العربية حيث الجمهور يفهمون اللغة المحلية، وإنما بدأنا بها تبركا بلغة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لغة القرآن. Chers frères en Allah, chers condisciples, chers coreligionnaires, c'est un réel plaisir de nous retrouver ici dans ces lieux pleins de bénédictions et de lumière divine. D'où c'est ici la source de l'affluence de la Faïda Tijaniya. Tout le monde connaît l'histoire de Kossy dans la Faïda Tijaniya. Et nous sommes ici dans la concession de Maulana Cheikh Ibrahim, où vivaient également ses parents. Majesté, vous êtes aujourd'hui ici dans un lieu très symbolique qui a comme en son sein toute l'histoire et l'émergence de la Faïda Tijaniya. Et vous avez devant vous des parents, des enfants aussi, des descendants de ceux qui étaient avec Cheikh Maulana Cheikh Ibrahim à la première heure de son mouvement, qui est la Faïda Tijaniya. Nous avons été accueillis ici par l'imam Cheikh Ibrahim, qui porte le nom de son grand-père, le fils de Cheikh Mohamedou Mamoun, que tout à l'heure mon frère Seydi Ali a donné le titre de Khadimul Hadrat Ibrahim. Et un titre qui lui va droit au cœur. J'en sais quelque chose. Il préfère ce titre plutôt que d'imam ou cheikh ou d'autres, car il s'est investi uniquement pour se mettre au service de son grand-père.
Et ici, nous allons tout à l'heure les visiter. C'est des lieux pleins d'histoire, pleins de symbolique, où il y a des archives et beaucoup de significations. Tout à l'heure, en entrant, je vous ai indiqué là où reposent beaucoup de Shourafa de la Mauritanie qui étaient dès la première heure venus laisser tout derrière eux, leur noblesse chérifienne, leur savoir, leur érudition et leur originalité et leur authenticité à la tariqa Tijaniya. Car, comme nous l'avons souligné hier devant les cheikhs Hajj al-Mishri et les autres cheikhs de Mawlud Fall, d'où leurs parents nous ont apporté la tariqa avant l'émergence de la faïda. C'est l'apparition de la faïda qui a inversé la tendance, que eux finissent par venir se ressourcer, s'abreuver de cette affluence divine qui est entre les mains de Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Donc voilà où nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous n'allons pas trop longuement tenir la parole. Nous allons peut-être donner à l'imam qui vous souhaite la bienvenue. J'ai dit tout à l'heure en arabe que vous êtes venu accompagné d'une grande délégation pour répondre à l'invitation du Khalif et aussi tenir la promesse que vous lui avez faite vous l'avez invité, qu'il était venu vous retrouver, vous l'aviez logé dans votre palais pendant des jours et des jours mémorables que nous avons fait ensemble et faire la Hadrat al-Juma dans le palais, quelque chose de plein de signification qui a beaucoup tout son sens. Je pense que cela, c'est un événement, une première que vous avez voulu faire. J'ai tout à l'heure signalé également votre engagement au service de la tariqa, au service de la Tijaniya dans votre communauté, dans votre pays, Pamoun, et dans tout le Noun, et aussi les enseignements de Cheikh que vous évertuez à faire diffuser le plus largement possible. Donc, j'ai également évoqué les liens historiques qui lient entre nos deux familles. La famille royale de Bamoun, à Fumban, et aussi la famille de Cheikh al-Islam Hajj Ibrahim Niass. Car votre grand-père s'était rencontré avec Maulana Cheikh Ibrahim à l'issue du pèlerinage de 1962, où ils avaient été l'invité du roi Faisal qui leur avait rassemblé. Et c'est de là est née la Ligue islamique mondiale, qu'ils ont parlé d'événement de mettre en place, de fonder la Ligue islamique, la Rabita Alam al-Islami. Et à l'issue de ces rencontres, où étaient beaucoup d'autres grands ulémas et des souverains du monde arabo-islamique, tels que le sultan de Sokoto, sultan Ahmed Bello, et votre grand-père, le roi Seydou, qui était aussi à cet âge, accompagné de votre père, à l'époque, le prince héritier du royaume Bamoun. Donc c'est pour dire que c'est une grande histoire, des liens très solides, spirituellement, fraternellement, et dans l'islam, qui remonte à plus d'une 60aine d'années. Donc c'est cela que vous êtes venus réitérer et renouveler et raffermir ces relations déjà très solides et très anciennes. Et voilà pourquoi vous vous évertuez à faire ces pas que le Khalif avait salué hier également en vous restaurant à la cérémonie. Donc nous allons redonner la parole à Seyd Ali, peut-être, ou bien Cheikh Ibrahim Mamoun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ أحضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر
أيها الجمع الحضور، فإننا نرحب بكم في هذه المدينة المباركة باسم الخليفة العام لهذه الفيضة المباركة خادم الأمة سيدي شيخ محمد الماحي ابن مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس رضي الله تعالى عنه. فباسمه وبإذنه نرحب بصاحب الجلالة، والجليل حقيقة هو الله، ونرحب بسمو الأمير الشيخ محمد النبيل، وبمن معه من الوفود التي قدمت معه من كاميرون حرسها الله من كل باسل. أرحب بكم ترحيبا خاصا وعاما، وأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا في كوسي وما أدراك ما كوسي، هذه البقعة المباركة التي سماها الشيخ بكوسي بليدة، حيث ظهرت الفيضة التجانية التي بشر بها شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. تأتي الفيضة على أصحابنا حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجا أفواجا، وتأتي هذه الفيضة والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة. شاء القدير العلي الفعال لما يريد أن أما الشيخ إبراهيم نياس هذه المدينة وقطن فيها وسكن فيها سنين مباركة. وقد فسر القرآن على المشهور 1925 ميلادي لأول مرة في حياتي في هذه المدينة المباركة كوسي، وكان تفسيره عجب العجاب، لأنه لم يتمكن وقتها من كتب المفسرين كالجلالين كان يوجد وقتها تفسير واحد أو نسخة واحدة كانت لولدي الشيخ الحاج عبد الله الأكبر، وحاول أن يجدها ولكن لم يتمكن من ذلك بأمور لأسباب خاصة. ثم عزم بعد ذلك وتوكل على الله وفسر القرآن بدون أن ينظر إلى التفسير، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. هذا هو الشيخ إبراهيم نياس، هذا هو شيخ المشايخ وقطب الأقطاب والغوث الممد حقيقة، وهو الخليفة المطلق عن الله تبارك وتعالى، وهو الذي أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وورثه وراثة حقيقية، وشهد له بذلك القاصي والداني. ففي عام 1929 ادعى الشيخ هذه الفيضة في هذه المدينة، وانطلق من هنا إلى لون يسن، وقال أنه هو مظهر الفيض التجاني، وأنه هو المجدد، وأنه هو صاحب الفيضة، كما قال في رحلة الكناكرية: قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني خليلا، فقلت لا إله إلا الله ومحمد أرسله الإله، ففاض مني سره. من هنا فاضت هذه الفيضة.
ففاض مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد سواء الكبار والصغار سواء الذكور والنسوان سواء الصعلوك والسلطان وقل لملوك الأرض نامت عيونهم وهذاك ملك لا يباع بدرهم وأنت يا صاحب الجلالة ينظر الناس إليك من الملوك وأصحاب السمو ولكن هذا البيت لا يجر ذيله عليك لأنك من أهل التجانية وسمعنا بالخدمات الجليلة التي تقوم بها في كاميرون وغيرها خدمة للطريقة التجانية ونرحب بها كثيرا وسمعنا أنك ذقت ما ذاقه أحباب الشيخ من المعارف والأسرار والفتوحات سيماهم في وجوههم من أثر السجود من رآك يحبك ويهابك ولكن من أمعن النظر يرى فيك نور المعرفة والفهم وهذا كله ببركة الشيخ إبراهيم الذي قال الفائدة التجانية قد تدفقت بيند والأنوار قد تفتقت نعم تدفقت في يندا وبدأت وانطلقت من كوسي وتدفقت في كاميرون ولا زال ولن تزال تتدفق ومرة أخرى ترون عجبا من سرد الختم إمام النجباء إلى يوم القيامة إذن لكي لا أطيل فإني سأقتصر لكثرة المهام والأشغال التي أمامكم ولكننا لا نمتلك الكلمات للترحيب بكم كما يقول البعض لكن على لسان الخليفة الذي هو خادم الأمة الذي يمثل هذه الفيضة المباركة الذي يعتبر من أكبر المفسرين لكتاب الله تعالى في هذه البلاد قبل أن يتربع على الخلافة الشيخ ماحي عرف بالعلم وبالزهد وبالمعارف وبالطلاقة في طلاقة اللسان في النطق بلغة ضاد تعبيرا وكتابة وحالا ومقاما هو من ورثة الشيخ إبراهيم ورسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء والشيخ ماحي عالم جليل ومجاب الدعوة ومن أحبه أحب أحباب الشيخ إذن فأهلا بكم في ضيافته وأهلا بكم في كوسي ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم يجعل هذه الزيارة في كوسي مددا وزيارة لكم ولنا وأن يملأك نورا وعلما ومزيدا والحضرة تقول دائما ولدينا مزيد نرجو أن تعود إلى بلدك سالما ومن معك آمنا غانما يزيد الله في عمرك ومن معك ويزيد في قوتك وصحتك ويزيد في عزك وسموك ويزيد لك المعارف والعوارف علمنا شيخ إبراهيم يس أن الله قال في القرآن تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني قال الشيخ ذكر الله إلا ليعبدوني ولكن يريد
إلا يعرفوني. مقصود بالعبادة المعرفة. وإذا طالعت في السر الأكبر الذي أملاه الشيخ على خديمه سيد علي سيسي هنا في كوسي في يوم واحد، السر الأكبر يحوي معارف وأسرار كثير للشيخ إبراهيم من المعارف. قال الشيخ في بداية السر الأكبر عند باب السلوك أن المريد قبل أن يجد الهمة للوصول إلى الله تبارك وتعالى والرغبة يكون في نوم الغفلة. كل الناس غافلون عن حضرة الله تبارك وتعالى إلا العارفون بالله، هم الذين فهموا القرآن، هم الذين فهموا الأحاديث النبوية، هم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء هم أصحاب التجانية، هؤلاء هم أصحاب الشيخ إبراهيم. قال الشيخ هنا في كوسي بظاهر الشرع والنور المبين ورب السالكين بلا شك ولا ريب. إذن فالشيخ إبراهيم دعوته صادقة، يعمل بالكتاب والسنة كما قال في روح الأدب: نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان. فالشيخ إبراهيم ولي كامل مرشد، هو أصدق الناس في زمانه في إقامة الصلاة وفي إيتاء الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته، ومع ذلك هو عين المعارف ولا عارف إلا ببابي واقف. إذن سيدي ترحيبا لك، أهلا بك في هذه المدينة التي ترابها وماؤها وأهلها كلهم ربانيون. أهلا وسهلا بك. لقد وصلت قبل أن تصل إلى السنغال ووصلت إلى الله تبارك وتعالى وعرفت الحق أن الله هو الحق المبين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ولكن وصلت اليوم في كوسي التي من هنا في الظاهر انطلقت هذه الفيضة. والشيخ إبراهيم حي معنا وحاضر معنا، ونحن نستحضره في كل وقت. أين برهام وما برهام حتى فنوا في حبه وهاموا. هذا هو الشيخ إبراهيم، لا يعرف حقيقته، ننال منه شيئا فشيئا فقط. إذن أهلا بكم في هذه المدينة، نرحب بكم ونتمنى لك الخير والتوفيق. كما أرحب بالسادة الذين رافقوا صاحب السمو، وعلى رأسهم أستاذنا وابن شيخنا الشيخ أبو بكر ابن الخليفة الشيخ الحاج عبد الله، ومن أولاد هذه الحضرة حقيقة خلقا وخلقا، علما وعملا. تعلم العربية وأتقنها، وتعلم اللغة الفرنسية وأتقنها، وربما أشياء أخرى لا نعرفها، لكنه رجل صالح، رجل على أحد الشيخ إبراهيم. فمرحبا به ومرحبا بكلمته ومرحبا بمشاركته معكم، ومرحبا بخدماتي للشيخ وخدماتي للخليفة. كذلك أرحب بالشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد القرشي المفوض عند الخليفة. فأهلا بالشيخ إبراهيم، ومن الشباب الذين يعتنون بالعلم والاستقامة. فمرحبا به وبالشيخ خليل، كذلك ياس ابن حاج عبد الله
على نفس المنهج. كما أرحب بأخي وحبيبي في الله وصديقي في الله وأخي في الله هذا الأخ سيد علي سمي باب الحضرة خليفة الشيخ إبراهيم ابن الخليفة شيخ أحمد دام، هو أيضا من الشباب الذين يهتمون بالاستقامة وبالمعارف وتطوير المدينة باي. كما أرحب بالرئيس حاج برهام سك، هو من أولاد الخليفة، من أولاد المدينة، من أحباب الشيخ ومن العارفين بالله، له ذوق، وكان رئيسا لأنصار الدين في دكار، ويساعدنا في كوماف، ويساعد أيضا كل من يساعد الخليفة. فمرحبا به وبجميع الحضور، وأهل كوس يرحبون بك، ابتداء من خادم صاحب الفيضاء عبد الفقير الحقير هذا، والإمام محمد حبيب له نواب هنا، كذلك أيضا الحاجي جنبا بيتي ينوب عن رئيس البلد هنا، كذلك أستاذ شيخ بيتي من الأساتذة ومن الأئمة هنا، والرجال والنساء. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أينما حللت في ديار الشيخ إبراهيم أو ديوري ولو وجدت شخصا واحدا فهو ينوب عن الشيخ إن كان محبا للشيخ وخادما له. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة. إذن هذه الجماعة قليلة، وأرجو أن تكون كثيرة عند الله تبارك وتعالى، مخلصين لله. جزاكم الله عنا كل خير. قال أحد أحباب الشيخ في موريتانيا